wala diplomatie mënul ci loolu dara. Bon peut-être certainement war na ci mën dara mais avant may dugg foofu xam nga kii Moustapha c'est-à-dire bu ñu gëmloo Sénégalais yi que ni vaccin bi moom moo ñuy sauver boo jëlee réew mel ni Israël par exemple ñoom seen vaccination dem na ci ay taux yoo xamante ni yaakaar naa jagul fenn ci àdduna bi 94. presque 100%, 94%. tey jii ñoom nee nañ la 40% de contamination yu bees yi nit ñi nga xamante ni dañu leen vacciner la ba noppi donc vaccin boo xamante ni da la garantir immunité te nee nañ 64% si ñooñu ñu ni vaccin bi day tax ba boo nekkee cas aggravé du la gaaw a rey nee nañ 64% da leen rey donc bu ñu gëmloo Sénégalais yi que ni ay vaccin boo vacciné woo que da ngay wér que feebar bi dootu la laal que solution bi vaccin la et malheureusement président Macky Sall boobu ba tey ci waxu vaccin lay wax ak waxu fii nga xamante ni moom mooy Institut Pasteur dafay def ay vaccin au Sénégal alors que ni vaccin bi amul benn garantie immunisante donc je crois que ni tey li ñu waroon def te ñoom nee nañu bu ñu vacciner dañu ko war a def mais nañ ñu si fekk à l'impossible nul n'est tenu tey Ramatulaay mii toog fii gel yomb na ko saabu yomb na ko ndox yomb na ko kooku boo ko ñëwee setal day set nga dem Kër Massar bii ci li nga xamante ni mooy ay pompe artisanale yi si nañuy pomper ndox boo xamante ci nappe phréatique bi la boo demee Kër Massar xam nga li ñu koy fekk mooy fosse septique yi nga xamante ni ay fosse perdue la léegi ndox bi ngay puiser ci nappe phréatique bi ndox bi nga xamante ni setul nga wax ko jëfandikoo yàgg sa njaboot kooku ñun la da ngay wëlbatiku set nan ngay setee ñun ñuy nekk fii nii tey mën nañ am gel mais am na ñoo xamante ni mandat problème la si ñoom au Sénégal dëgg la donc je crois que ni vraiment tey lu waroon nekk solution bi mooy fexe ba distribuer ay masques fexe ba ndox li ngay wax Pape Makhtar un acteur communautaire le président même des acteurs communautaires El Hadj Baytir Samba maa ngi koy nuyu d'ailleurs moo ne ma démb actuellement nii bu ñu demee seeti nit ñi pour sensibiliser ci coronavirus ñaari baat la ñuy dëgg benn bi mooy da ngeen ñuy fonto parce que président mënul def ay rassemblement ba doyal ngeen ñuy tere tabaski ñaareel bi mooy yéen ñi ngi ñuy wax masque mais amuñu lu ñu ko jëndee li ñu tal mooy li ñu jox njaboot gi ñu ndékki xam nga déjà nit ñi amuñu masque amuñu gel mais ndox Dakar laa wax ndox luxe la fi waxuma la ci sous-région bi waxuma la ci diggu Sénégal ak yooyu mais léegi yow loolu situation boobu noonu nan ngay naanee pamata seetal nan ngay naanee pamata fexeel ba geste barrière da nga ko respecté école yi ñu ne Sénégal bien que tëj nañu sax léegi nee nañ la 40% école yi ne Sénégal amuñu point d'eau maanaam robinet bi ubbi nga am ko amoo ko 40% wu école yi loolu ko si dem moo def étude boobu donc pour dire que ni vraiment existant bi ci boppam moo nekk loo xamante ne moom nañu waroon xeex bu ñu bëggee xeex li nga xamante ne mooy coronavirus mais bu ñu gëmloo ay vaccin parce que vaccin bi nii am na ñu ko jël te terewul tey la contamination gën a bëri demal tey jii nga xool Israël seen taux de contamination journalier ñaata la Sénégal jegew ko donc je crois que vraiment nañ ñu bàyyi di ñu wax waxu vaccin te jéem a fexe ba nit ñi ñu am lu ñuy jëfandikoo pour aar seen bopp mii madaar la mii omo la mii gel antiseptique mu ramené ñu ci rigueur bi mu doon wax rigueur boobu noonu la ñu war a dem mais boobu ba tey malheureusement ceeb nañ fi distribuer tout à fait toog fii di wax et puis bu ma déggee président Macky Sall naan way xaw ma lan bu ñu kiiwee ñu delluwaat ci loolu mais fàttali président Macky Sall que ni lii mu liigti woon ci ay levée de restriction mesure de restriction yi levé wu ko woon parce que daf ko jëloon pour des mesures sanitaires mais nit ñee génnoon ci mbedd mu dindi ko waaye yow nga ni lii dama ko fi teg parce que feebar dafay nekk feebar bi jógewu fi ay nit génn manifester nga ñëw ni non damay yëg ci lépp li nga xamante ay mesures de restriction parce que nit ñi dañoo sonn dañoo soxla seen liberté président loolu la waxoon mars nit ñi dañoo soxla seen liberté moo tax ma yëgti li nga xamante ne mooy restriction yi waaye léegi kooku yëgti woon loolu bu ñëwee damay dellu siwaat ci loolu mais nit ñu sonnoon tamit defaat ni ñu defoon rek parce que wolof dee naam ba daaneel foofu lépp loo xool say gët nga gëm gisatoo ko li doon xool ci yow moo fa jóge mais li nga doon xool mi ngi. ma nga fa ba léegi ci lu leer waxu wala bu leer alors. Moustapha mbir am na mi ngi yokk lan nañuy jot a def ci tali yi. contrôlé tuñu masque. policiers yi taxaw ci tali bi amul kenn ku ci sol masque. non léegi nii rek ba may ñëw gis naa policiers yi ñi ngi taxaw ci tali bi kenn solu masque. ku solu masque du contrôlé yow nee nañ 3 jours ngi nii ñi ngi def communication bi c'est-à-dire warul yem ci communication bu nekkee ñoom dañuy bëgg jël ay mesures dañu waroon fexe ba déjà li nga xamante ne ñoom ñoo koy wax respect mesure barrière mu bañ a doon ay kaddu kase comme def nañu seeni mbir def nañu irresponsabilité ba tey ji situation bi toll fii ñoom ñoo waroon tey ji taxaw am courage jël mbir yi en main nit duñ leen tere duñ def restriction mais au moins les mesures barrières wala les gestes barrières dañ leen ko imposer ngeen respecté ko lan la ñuy njëkk def mooy jënd ay masques jox ko nit ñi dem ci marché yi di contrôler le port des masques mais nit ñi defuñu ci loolu yëpp moom defu ci loolu yëpp lan lañu sanction day tam bien sûr Pape Makhtar lan moo dal xale yi Moustapha
xam nga xale day jàng ci mag te dëkk bu ñu nekk ñu koy gis au quotidien xale yi bu ñu gisee par exemple que am na ñoo xamante ne ay punkal nañu dañuy yore seen yet ak seen jaasi du ñu gendarme du ñu policier parce que dañ leen fay 25 000 francs ñuy dóore xale yi bu ñu defee loolu wàcc nañu xale yi bu ñu gisee ci biir assemblée nationale ay députés représentants du peuple taxaw di saagante ndey bu ñu defee loolu wàcc nañu gis nga bu ñu wax xale yi di leen condamner bëgg leen exclure ci système bi di leen maa ngi dégg sax ñu naan nañ leen dàq waaye bu ñu leen dàqee lan la ñuy créer nit ki bu dëngee kee da nga koy jubbanti mais ñan ñoo ko war a jubbanti finalement il a raison le rappeur bi wax ne bëgguma am doom mu nekk député di saagante ci assemblée. non kooku dañ ko war a décorer Boutigulaay dañ ko war a décorer parce que son bi moom macha allah mais gis nga Moustapha xam nga école dafa nekkoon instance de de l'individu bu demee ba mu mel c'est moo tombé kan moo ko tombeel wàcc kan moo doon xëy 6 heures du matin réquisitionné gendarmerie di leen naan enseignant dañuy dem jàngale ji par force kan moo jël enseignant devant ses élèves takkal ko monote mais tous ces faits là boo ko génnee ci analyse bi da ngay gis lii kase nga ñuy jàng ci mag yi kay ñoo xamante xale yi topp ci parce que mag yi ñooy taxaw ci télé bi ci place publique di saagante ndey mag yi tey jii ci mel ni de l'enseignement supérieur bi nga xamante ne mais moom nañuy jiñ rapport kilo ñeebe 4000 francs léegi xale bi bu toogee dégg ni kii de la ba mu sàccee wala bañ ko jiiñee sàcc dañ koy yokkal grade jële ko DG def ko ministre bi nga xamante ne moom moo nekkoon ci tutelle bi donc je pense que ni vraiment xale yi tey jii ku leen wax leen def leen un mauvais procès ñun ñi nga xamante ni ñooy mag yi ñoo waroon joxe exemple bi ñoo joxewul exemple bu baax ci télé yi ci rajo yi ak ci suñu jëfin mais lan moo gën a graaw mag bi sos ak di kàcc ñaata yoon ngay dégg benn kilifa politique taxaw wax joo xamante ne day safaanoog jëfum tey ku transhumé ñu fusillé la par exemple ak yeneen nit taxaw na fi ni ku transhumé ñu fusillé la ak yeneen yoo xamante ne ay wax yu rëy la ba léegi ñooñu tey jii benn xale boo xamante ne la transhumance est une abomination léegi man may yar sama doom ba ni ko nit day fexe ba di sàmmoo kàddoom li mu waxoon daaw na fexe ba ren wax jooju mu das si mu gis ku mel ni kooku toog ci télé bu waxoon lii ñëw wax safaan ba lan la may wax te kooku ma koy wax tey jii mu nga ëpp alal ëpp ma daraja dee naan sama pap mi comprendre li may wax donc je pense que vraiment xale yi tey jii defuñu lenn lu ñu def mooy gis système bii nga xamante ne mag yee ko salfaañee yàq ko dem ba enseignant bi nga xamante ne dafa nekkoon mit ñu respecté woon ko nawoon ko mais xale yi léegi ñooy dem di dóor seen enseignant parce que enseignant bi état bi ko njëkk toroxal bu ñuy manifester ñu leen di dóor lacrymogène wala ñu leen tëj dina leen taqal ay mënata yu kenn xamul ba ci radier enseignant parce que dafa joxe sujet boo xamante ne ci Ousmane Sonko la doy na waar Pape Sané Moustapha dafa am benn jàngat bu simple malheureusement on a tudd waaw ak ñii di sàcc signal on n'a pas le temps yooyu yëpp bu nee ci dëkk bi tamit xale yi bu ñu defee lii ñun xale yi wàcc nañu donc jëm a mën a toog di sàcc courant ñu bind ko journal yóbbuwoo waa ji diffamation yóbbuwoo ko lenn te ba tey kenn déggatu ci lenn te kenn weddiwul sàcc courant te kenn weddiwul waaw baax